waaw mbokk yi ñu ngi leen di ziar lu wér yéen ñëpp asalaamaaleykum waaye mbokk yi ziar nañ leen yéen ñëpp fépp foo leen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar voilà donc jël quelques minutes ci pause bi rek waxtaan ak yéen comme niñ koy defee d'habitude nuyu naa leen yéen ñëpp sénégalais yëpp nuyu naa leen voilà comme ni ma leen ko waxee jël quelques minutes ci pause bi profiter pour waxtaan ak yéen sama mbokk sénégalais yi voilà léegi sama gars yi dafa am benn affaire boo xam ne man dama leen bëggoon laaj quoi ndax li xew nii Ziguinchor sëñ Mountakha yëg na ko wala yëgu ko waaw parce que wax ji moom comme ni ma leen ko waxee duñ ko bàyyi parce que lépp lu Macky Sall nekkee nii gars yëpp xam nañ ko te nee nañ duñu wax Sonko buñ ko reyoon Sonko tey buñ ko reyoon lan moo ci naroon nekk xalaatu sëñ Mountakha dara rey nañ ko perte na voilà donc Macky Sall ci réew mi moom mun na def lu ko neex te kenn du wax ak moom yónni na Doudou Ka pour mu jéem a assassiner Ousmane Sonko waaye ba léegi dégguñu xalif général yi wax ci sama gars yi réew mi yéen da ngeen war a comprendre benn affaire ñun lu ñuy wax na xalif général yi wax c'est que on est en train de vous démontrer que xalif généraux yi duñ leen waxal nekkuñu fi pour yéen nekkuñu fi pour réew mi dox ci yoon loolu ngeen war a comprendre moo tax may insister chaque fois benn affaire bu xewee ma ne leen lan la ci sëñ Mountakha xalaat voilà pour ngeen comprendre ni fii il y a lieu de prendre son destin en main dama leen di wax dëgg rek pour ngeen xam ko quoi sëñ Mountakha du fi waxal peuple bi du xeexal kenn boo leen xeexalul seen bopp faalewu leen Ousmane Sonko buñ ko reyoon moom moo perte waaye bu ñu demoon bay waaj a jàpp Macky Sall moom génn na ne ndaw yi toog leen waaye Macky Sall bu jëlee ay nit pour ñu agresser jàmpaaka ay militants Sonko Ziguinchor sëñ Mountakha kenn du ko dégg donc nii la ñuy def après jeunes yi bu ñu jógee ñu ne booy dañoo bëgg a déstabiliser réew mi booy dañoo bëgg a taar réew mi seytaane ak naafeq ñoo bëri ci réew mi te loolu foog ñu wax ko loolu dañ koy wax kenn mënuñu tere ñu wax ko naafeq ak seytaane ñoom ñoo bëri ci réew mi gis ngeen ñu ngi def mais ñoom lépp lu ñu def yoon la bés bu peuple bi di jóg pour répliquer rek ñu commencé di yuux waaw wax leen ndaw yi bu ñu taar réew mi Sénégal jàmm la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar fii jàmm lañ fi xam wax leen ndaw yi toog bu ñu taar réew mi nit militant Sonko yi dañoo bëri fitna waaye gars yi bu ñuy def ñoom ñuy gis kenn du nangu wax waaye ñoom kuy fayu la ñu gis Sonko ñu mooy mënoon nañ ko rey Sonko mënoon nañ ko rey te dara du ci génn mais ba léegi déggoo leen kenn wax ci mënoon nañ ko rey donc ñun peuple bi dañoo war a toog ba ñu rey ñu bañ a wax ñu bañ a jóg fippu ñu bañ a fayu ñun daal nañu toog muñ ba ñu rey ñu quoi xalif généraux yi ñoom loolu la ñu bëgg ñun ñu def xanaa ñu toog ñu rey ñu parce que ñoom du ñu gis ni peuple dëkk baa ngi nekk ci risque sauf moment boo xamante ni peuple bi jóg na pour révolter wu moment boobu la ñuy gis ni dëkk bi nag jar nañu wax parce que bu ñu waxul dëkk bi dina tàkk dëkk bi tàkk na ba pare Sénégal mu ngi tàkk te nangoo leen wax réew mi tàkk na ba pare réew baa ngi tàkk de mais xaar leen ba ñu jógaat rek ngeen ne da ngeen di wax ak ñun wax leen ko ñëpp nee na wax leen gars yi ñun bu ñu jógaatee ba benn doomu aadama ñëw taxaw suñu kanam ne day wax ak ñun rek dinañ ko lijjanti ak moom ku mu munti doon nag bu ñu jógaatee bi yoon na benn doomu aadama ñëw taxaw suñu kanam ne day wax ak ñun voilà donc Macky Sall lu muy def nii yëpp avec la complicité gars yi ñoom ñoo ko validé xalif yi yëpp nekk ci réew mi xam nañ lan moo xew ñoom ñëpp xam nañ lan moo xew nekk fii di emmerde nit ñi di sonal nit ñi bàyyi leen xalif général xamul lu xew xalif général xamul lu xew dinañ rey Sonko pour mu xam lu xew dañuy xaar ba ñu rey ñu ba pare pour que ñu ne waa léegi xalif bi yëg na lu xew pour ñu rey ñu kenn du xaar pour ñu rey ñu ñun dañuy fayu donc ne leen xalif général bi lu fi xew ñuy xaar mu wax bëri na waaw parce que moom moo mujjee nekk intermédiaire bi entre ñun ak Macky Sall ba pare gis nañ ni moom saa ñuy tooñ peuple bi moom du wax ak Macky Sall donc moom kàddoom benn ay sénégalais ñoo ko war a déggal waaye Macky Sall waru koo déggal waaye nee leen ko jeunesse Sénégal bi léegi nee nañu ñoom déggaluñu kenn bu ñu jógaatee dañuy dem fighting seen bopp xaaruñu kenn di leen jox ndigal xaaruñu kenn di leen jox bénédiction ci dara nañu puus suñu kanam ñun dinañ xeex lu ñu war a xeex affaire bi foofu la toll de bu benn xalif ñëw ne day wax ak ñun Doudou Ka lu mu def Macky Sall ko yónni
l'objectif c'était de tuer Ousmane Sonko. Mais Doudou Ka yow dama lay wax benn affaire gars yi nee nañ ma wax la mettre nga ta vie en danger ci li nga def Ziguinchor yow sa cœur bi xam naa foo toll léegi dina def tic tac ba jour bu muy arrêté di battre parce que li nga def noonu dinaa la expliquer benn affaire Doudou Ka gis nga Ziguinchor zone sud jël nañu l'armée de tout un pays yóbbu ko foofu pour néewal doole ay doomu aadama ne force rébellion bi dina jeex armée Sénégal dem échoué rébellion bi jeexul dama lay expliquer rek ci jaay doole boo xamante ni jéem nañ ko jaay ci Casamance te jàllul depuis plus de 30 ans 40 ans léegi armée Sénégal mu ngi bombardé mu ngi rey waaye waa sud ay nit lañ ñoo xamante ni ils sont prêts à mourir pour leur dignité négociation moo fay marché du doole te yow li nga ñëw def nii yaa ngi mettre en vie yaa ngi mettre en danger sa propre vie di mettre en danger sa vie mbokk yi parce que fi nga ko defee la foofu kenn du fa jaay doole kenn du fa néewal doole nit kenn du fa rusloo nit gone bu gën a ndaw sax pare na la jaay bakkanam pour sa dignité donc tu t'es trompé de lieu Doudou Ka tu t'es trompé de lieu te Ousmane Sonko nu muy waxee noonu la waroon waxee Ousmane Sonko responsable politique la waaye ñun ñu ngi demander à toute la jeunesse de Ziguinchor ni yow foo taxaw rek nañ Dakar sa lu bon yow foo taxaw ci Ziguinchor gars yi nañ la dem jël si yow tu risques ta vie actuellement te xamoo ko Doudou Ka tu vas payer ça wallahi billahi taala tu vas le payer je suis venu pour te passer un message clair ni li nga def ni Ziguinchor tu vas le payer yow tu vas payer ça cher man maa la ko wax tey je ne suis que messager nag dañ ma yónni pour ma wax ak yow ni jour dina arrivé boo xamante ni di nga rëccu li nga def Ziguinchor parce que am na yoo xamante ni du Ziguinchor lañ koy defee tu peux le faire partout ci Sénégal mu jig la sauf Ziguinchor waaw parce que foofu noonu y a des coutumes yoo xamante ni ñëw di humilier ay nit ñëw di néewal doole ay nit non 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 loolu dans l'histoire de cette région là jamais musul am tubaab bi sax ñëw na Aline Sitoé Diatta tenir ko tête ne ko doo ñu jaay doole kenn du ñu fi néewal doole ci Casamance il faut chercher l'histoire de la Casamance vous allez savoir Casamance dans toute son histoire musul nekk région boo xamante ni les gens se sont soumis les gens se sont laissés piétiner musul am demal nga laajte bu baax Doudou Ka fan mooy Casamance demal nga laajte bu baax donc toi tu viens yow li nga def ni sa bakkan mu ngi ci xotu gerte à tout moment loolu dama bëgg nga xam ko donc ñii naan dañoo war a jël ay discours de paix calme loolu yëpp ay affaire de naafeq la affaire de hypocrisie la Doudou Ka fu mu taxaw ci Ziguinchor déjà am na benn vidéo boo xam ne maa ngi koy def ci sama chaîne YouTube bi bu tudd Kayz Fof TV maa ngi fay def vidéo di leen expliquer benn affaire maa ngi leen di ne Doudou Ka day jël bus jël ay nit yu jóge Thiès ay nit yu jóge Dakar ay nit yu jóge fépp pour ñu ñëw voter Ziguinchor bu desee une semaine avant élection yi bloqué leen pont Émile Badiane bu Ziguinchor bus Sénécartour yoo xamante ni ñoom ñooy ñëw indi ay militants pour ñu voter Ziguinchor defal nañ leen certificat de résidence pour wane ni Ziguinchor lañ dëkk te Thiès lañ dëkk Dakar lañ dëkk Kaolack lañ dëkk ak yeneen régions yi une semaine avant élection yi taxaw leen kanamu pont Émile Badiane bus Doudou Ka yëpp toj leen ko waaw bus yi yëpp yi ñëw pour traverser Sénécartour yi toj leen lépp Doudou Ka du importer ay militants Ziguinchor pour ñu ñëw votel ko te Doudou Ka moom bu nekkee góor na jël yoonu suuf bi bul jël avion démb def naa direct nga waxu daw jóge Ziguinchor jël avion daw mais Doudou Ka boo nekkee góor dugaatal ci bus Sénécartour yooyu comme noo koy defee nga jóge depuis Bignona nga traversé fépp ba egg Carrefour Diaroumé nga traversé yoon boobu yëpp ba egg Ziguinchor bu dee góor nga toi tu vas voir toi yow foo toog di nga saw sa kaw Doudou Ka c'est moi qui te dis ça aujourd'hui tu ne sais pas à qui tu as affaire tu ne sais pas lan nga laal non 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 Doudou Ka toi tu vas regretter ça fort gars yi ay discours de waa nañ ko bàyyi jarul xuloo jarul kii loolu yëpp ay discours de tapette la man duma leen ko wax rokki mi rokki Doudou Ka da nga jam ay nit paaka tu vas sentir la douleur que ça fait paaka bu duggee sa biir yaram yow pire que paaka incha allah boo moytuwul loolu nga nar a créer sa bopp continue ay nit ñoo xamante ne ragaluñu l'armée de tout un pays yow nga ne dëkk région boobu ngay ñëw di fa imposer sa doole ay nit ñi nga xamante ne jël nañu armée réew mi yëpp yóbbu leen foofu pour néewal leen doole gars yi résister dëkk boobu nga ñëw nga ne yow Doudou Ka da nga am ay nervi yoo xamante ni ñoom ñoo gën a puissant armée sénégalaise ñooñu ñooy ñëw toroxal ay Casamance Doudou Ka tu es fou Doudou Ka yow barki alxuraanul karim yaa ngi risqué sa bakkan je te le dis en souriant comme ça parce que tu ne sais pas sa mbokk yi bugguñu la ñu la xam yëpp bugguñu la Macky Sall lu mu ñamewul Doudou Ka yow nga ne yow yaa koy song Macky Sall boo ko fayoon ay milliards
du def lii nga def Ziguinchor. Macky Sall boo ko fayoon ay milliards li nga def Doudou Ka nii Ziguinchor Macky Sall du ko def parce que xam na ni bakkanam mun na ci xaj. Macky Sall def na tournéem jël ay nervium yóbbu ko fépp ñu koy xaar Casamance Macky Sall fomm sa bàyyi fu mu fommee ndax détermination waa Casamance xam ni ñii ni sañ nañu ñëw xaru sama kanam léegi pour rey ma donc yow Doudou Ka yow nga ne yow kese yow yaa mën a défier toute cette région là sa bàyyi sax Macky Sall ñamewul waa Casamance je te dis la vérité sa bàyyi mii di Macky Sall moom mii ñamewul population Casamance yow nga ne yow yaay ñëw défier waa Casamance mais Doudou Ka yow di nga ko gis tu vas voir on suit l'événement on va voir yow comment tu vas finir yow ak waa Casamance on va voir comment ça va finir cette histoire donc man wax naa la li ma lay wax donc bu leen fi xaar benn sëriñ bu leen waxal benn sëriñ du leen waxal waaw sëriñ yi ñoom lu ñu tal mooy état bi faveur yu mu leen jox ci loolu la ñu nekk di ci profiter donc bu leen fi xaar benn sëriñ Mountakha yëg na lu xew yëg na agression bu ñu agressé militant Sonko yi da ngeen gis porte parole génn ne lii ñu ngi koy ñaawlu parce que def nañ ko ay militant Sonko ñoom yàgg nañ ñu déggal wax nañ leen ñu bàyyi donc lu ñu def nii du yoon gis ngeen benn porte parole Serigne Mountakha génn gis ngeen porte parole famille religieuse yi génn condamné lu xew duñ ko mës a def ils s'en foutent lu ñu def peuple bi rek baax na lu ñu def Ousmane Sonko rek baax na mais ñun bu ñu naree fipp jóg rek ñu ne bu leen taal suñu réew mais on va voir dans ce pays là on va voir bu fekkee yéen da ngeen yaakaar ni mun ngeen imposer seen bopp qui que ce soit vous allez voir lépp dina leer biir dëkk bi incha allah. voilà donc vidéo bu gàtt la woon pour mettre ku nekk devant sa responsabilité profiter ci pause bi rek di wax ak yéen war a delluwaat liggéey léegi mais li ma leen bu mën a wax mooy que chacun prenne sa responsabilité réew mi na ku nekk jël responsabilité am na ku nekk xam ni kenn amu fi koo xamante ni vraiment mun nga compter ci moom pour mu xeexal la donc na jeunes yi xeexal seen bopp na jeunes yi conscient seen bopp na jeunes yi entreprendre na nekk force d'initiative ñu entreprendre suñu xeex ba eggali ko képp koo xamante ni ñëw na dugg suñu diggante ak Macky Sall bu boobaa dinañ la tontu boo xamante ni doo ko mës a fàtte sa àdduna loolu man maa ko wax tey ba pare assumer ko 100% képp ku duggaat suñu diggante ak Macky Sall dinañ la wax kaddu yoo xamante ni doo ko mës a fàtte ci sa àdduna parce que dinañ la laaj ndax yow yaa ñu moom ndax yow yaa ñu jënd wala yow ñun ci say responsabilité lañ nekk parce que Macky Sall lu muy def nii yëpp ñëpp a ngi koy gis kenn sañul wax ak moom ba kenn waxaat ak ñun rek ba kenn waxaat ak ndaw yi ba kenn jóg ne ñun lay ñëw adressé parole am di jour boobu dinañ régler lu ñuy régler ci réseaux sociaux yi ce jour là lépp dina leer ku nekk dina xam fan mooy place am nañu continuer rek ñun moom du ñu tooñ kenn ñun ñu ngi wax gars yi doo leen génn wax kenn du leen forcer ngeen wax waaye bu leen wax ak ñun noppi leen ba la fin de votre jour bu leen waxati ak jeunesse bi amuñu lu ñuy xaar ci yéen amuñu lu ñuy déglu ci yéen gérer leen seen vie ngeen bàyyi ñu gérer suñu xeex voilà affaire bi foofu la toll képp ku bëggul am problème ak ndaw yi rek nekkal ci sa noppi bi nga continuer ci ba ilaa yawmi diin bul wax ak ñun bu ñu adresser la parole nous on va régler ce qu'on a réglé dans ce pays là voilà saaga leen nee naa leen saaga leen bu fekkee yéen a moom doomu aadama yi vous allez voir bu fekkee yéen a moom doomu aadama yi vous allez voir bu fekkee yéen a mën a tere nit mu wax vous allez voir seen kilifa yi ne leen ñu noppi bu kenn waxati ak ñun seen kilifa yi ne leen ñu noppi bu kenn waxati ak ñun xaaruñu dara ci ñoom voilà na ku nekk gérer lu muy gérer jeex na nañu noppi puisque ñoom noppi lañ choisir bu ñuy toroxal peuple bi ñoom noppi lañ gis nañu noppi tamit bu ñu jógee pour jël si Macky Sall nañ noppi bu ñu wax ak ñun comprendre nañ système bi léegi on a assez vu on a compris lan moo nekk en jeu on a compris la manipulation donc nañu noppi bu ñu wax ak ñun voilà jërëjëf sama gars yi ma continuer dem liggéey le travail m'attend à bientôt incha allah nekk leen ci jàmm yéen ñëpp jërëjëf merci partagez leen vidéo bi ñëpp jot ko à bientôt incha allah ciao